seetaan politiciens yi di xeex seen biir waroon naa taamu kenn ci ñoom koo xam ne ci kaw programme am ak ci kaw waxinam ci kaw ñu doon dégg mu ne bu toogee bés bu toogee dina ko defal Sénégal ma taamu koo xam ne li ma doon dégg ci moom ak li ma doon gis ci moom mënoon na méngoo li ma yaakaaroon ne moo gën ci Sénégal. loolu daal di indi ma fas yéene dimbale Macky Sall am itam loo xam ne ànd naa ceeg moom ci wàllum xalaat ak yeneen anam du ñàkk sax nga fàttaliku ne fii ci teeru bi ma son ci diggante ñaari tuur yi toogoon nañu ba oote daje bu mag boo xam ne maa doon modérateur bi ñu Macky Sall daal di présenté li nga xam ne lii moo naroon a doon programme. waay mu bett ma nag fal ma premier ministre ndax musuma woon toog ak moom ba ne ko saa yoo faloo nag ma jox lii nag ma jox lële ñu ànd di liggéey wax nga ko sànq it ba septembre 2013. tàggoo nag ci jàmm ndax premier ministre moom da nga war a nangu ne soxla nañ la nga liggéeyal Sénégal soxlatuñu la bàyyil waaye mer bu ci am ak leneen da ngay daal rek di jàpp seet xëy na naka ngay des ca li nga bëggoon ci li doon sama bët des ca war a dimbale Sénégal. li wóor mooy nee nga sa biir wax mu bett la fal la premier ministre sa wax tamit nee nga ànd ak tàggoo sa wax tamit dégg naa nga ni amul leen problème mais da ngeen tàggoo ci jàmm. dëgg la mais ndax tàggoo bi ci jàmm la ndax démissionné woo mais limogeage maanaam dañu la dàq loolu ndax neex na la dëgg-dëgg ci sa diggante président Macky Sall ki ñëwoon di la jàppale nga koy jàppale tey mu daal di lay dàq ci anam goo xam te xëy na sax bett na la comme ni mu la bett bi lay fal Sénégal nag man dafa am lu ma xaw a jaaxal. muy xam nga yow yaa ne dàq. yaa ne limogeage. waay waaye premier ministre président de la république moo lay soxla ci ay weer yoo xam ne lii la bëggal Sénégal bëgg itam premier ministre boo xam ne bu jiite gouvernement bi nii lay doxalee mbir mi waaye bu leelu weesoo mu jàll ci leneen ma wax la dara nag te loolu sax bind naa ko ci téere boo xam ne maa ngi ko génne bi ma génne premier ministre bi ma toogee ak président Macky Sall ba mu ne ma lii ne ma yow laa bëgg fal nga doon sama premier ministre bi ma ko nangulee ba noppi bi ma ci teg mooy dama bëgg nga xam ne man ci société ci banque la doon liggéey te banque ak société anonyme conseil d'administration maanaam ñi la fal mën nañ la oo ci bés ne la bàyyi la loolu mooy li tubaab di wax révocable ad nutum noonu laa ko waxee ma teg ci ne ko kon na nga xam ne bu fekkee ne suba jàpp nga suñu collaboration war a taxaw dum na ci am dara loo xam ne dina la ko reproché te bi ñuy tàggoo itam loolu laa ko fàttali kon dàq gi bettu la non maa ngi ko doon xaar xamoon naa ne dina mën a am te loolu mënul indi ma mere ko ci dara ndax loolooy yoon loolooy attitude républicaine ci seen diggante amul benn ñagas bu am entre amul li ma gën a neex ca bés booba li ma gën a neex ca bés booba bi may xamal ne dañu war a tàggoo mooy kontaan naa ci sa liggéey loolu amoon solo ci man voilà ma sa naa ko bind sax wax te booba loolu ñëwagul ne man faalewuma nga nekk ci poste war fa jógee li ma faale mooy boo nekkee ci poste ba war fa jógee ñu xammee ne liggéey nga def nga lii la war génne nga set nga voilà liggéey nga président Macky Sall avril 2012 ba septembre 2013 tàqali ko am na ci jàmm ni nga ko waxee mais sàng sa biir wax tam tàggoo am na ci tàggoo ci jàmm sàng sa biir wax nga ni ma aussi def nga daanaka bi mu lay fal bett na la ci xalaatoo woon tamit bis ñëw nga dugg ci
on the beat. Yaagoon naa foog ni soxlawuma kudul man mi man kenn la woon si yoon wi dox di dem ak sama yaram wi bés bi ma la gisee keroog dafa leer si ñu ñaar sunu xol yi nañu daje si la xam ne yow laa doon xaar yaa tax may woon fi nekk te ne ngir indil la yaa foog ma sigil la sama jàmm yow la yaa tax ma xam ni mbëggeel neexee man suma péggi yaa tax moo suma foog ne sama jàmm yow la lii dina ma tollu fii man suma péggi yaa tax lii daf ñu bett ma ak yow si mbégte nga may delloo di ma defal may ree man aw ma beneen ero yow yaa may bégal saa nag man dafa am lu ma xaw a jaaxal. muy xam nga yow yaa ne dàq. yaa ne limogeage. waay waaye premier ministre président de la république moo lay soxla ci ay weer yoo xam ne lii la bëggal Sénégal bëgg itam premier ministre boo xam ne bu jiite gouvernement bi nii lay doxalee mbir mi. waaye bu leelu weesoo mu jàll ci leneen. ma wax la dara nag te loolu sax bind naa ko ci téere boo xam ne maa ngi ko génne bi ma génne premier ministre. bi ma toogee ak président Macky Sall ba mu ne ma lii ne ma yow laa bëgg fal nga doon sama premier ministre. bi ma ko nangulee ba noppi li ma ci teg mooy dama bëgg nga xam ne man ci société ci banque la doon liggéey te banque ak société bu société anonyme conseil d'administration maanaam ñi la fal mën nañ la oo ci bés ne la bàyyi loolu mooy li tubaab di wax révocable ad nutum noonu laa ko waxee. ma teg ci ne ko kon na nga xam ne bu fekkee ne suba jàpp nga suñu collaboration war a taxaw dum na ci am dara loo xam ne dina la ko reproché te bi ñuy tàggoo itam loolu laa ko fàttali kon dàq gi bettu la. non maa ngi ko doon xaar xamoon naa ne dina mën a am te loolu mënul indi ma mere ko ci dara ndax loolooy yoon loolooy attitude républicaine. ci seen diggante amul benn ñagas bu am entre. amul li ma gën a neex ca bés booba. li ma gën a neex ca bés booba bi may xamal ne dañu war a tàggoo mooy kontaan naa ci sa liggéey looloo amoon solo ci man. voilà mësoon naa ko bind sax. wax te booba loolu ñëwagul ne man faalewuma nga nekk ci poste war fa jógee li ma faale mooy boo nekkee ci poste ba war fa jógee ñu xamee ne liggéey nga def nga lii la war génne nga set nga. voilà liggéey nga président Macky Sall avril 2012 ba septembre 2013 tàqali ko am na ci jàmm ni nga ko waxee mais sàng sa biir wax tam tàggoo am na ci tàggoo ci jàmm sàng sa biir wax nga ni ma aussi def nga daanaka bi mu lay fal bett na la ci xalaatoo woon tamit bis ñëw nga dugg ci politique. mbaadu président Abdoul Mbaye mi nekkoon 33 ans presque ci banque yi dugg ci doxinu politique at daanaka at moomu daf la marqué wala lu xew ba mu poussé la nga génn rek daal di créer parti politique. da ngaa ñem loolu amul. da nga dugglu woon xam loo xamul woon nguur wala lu xew exactement. loolu amul. lu am génn ma rek taxawal parti politique. dama génn des ci xalaat naka laay mën a amal njëriñ Sénégal ndax musuma génn ci loolu ma. musuma génn ci loolu ba bi ma doon banquier. ndax li nga war a xam it mooy amul banque boo xam ne dénk nañ ma ko te nekku ci ñu jox ma ndigal mu doon sooxe ma war ko joyanti. waaye kon loolu buñ la ko dénkee jàpp ne d'ailleurs man banque centrale laa bokk ñu def li ñuy tuddee détachement mission de redressement de banque
saa yu ñàngee ñu woola. kon bu boobaa xam nga maa ngi liggéeyal Sénégal. musuma ca génn kon bi ma bàyyee primature ba noppi li ma jëkk xalaat mooy naka laa mën a amal njëriñ Sénégal mënuma génn rek primature daal di toog croiser les bras. mais li ma jaaxal mooy peut-être. seetaan ba bañ ma àggal bi. allez-y. ma jàpp nag ne. dimbale président Macky Sall waroon naa ca des ndax am na loo xam ne dundoon naa ko nekk ci administration. xammee li nga xam ne lii xëy na mënoon na tax administration ñàkk efficacité. jàpp nag ne ci objectif yi gën ci Sénégal loo xam ne président Macky Sall jóg na ca. ma daal di seet naka laa ci mën a ànd ak ñeneen ñu borom xam-xam ak ñoo xam ne ñu ngi dund ca secteur yi ñu war a saytu. génnee ay oote. waxtaan ci génnee loo xam ne li dina mën a faj jafe-jafe yi. génnee rapport teg ko ci loxo. loolu ci ban cadre la woon da nga doon liggéey di jox président Macky Sall rapport club de réflexion. club de réflexion bu ñuy wax club travail et vertu dañu taxawaloon. ba jot a liggéeyal. bu waxuma sax Macky Sall dong ndax ni ma la ko waxee man Sénégal la ma ñor. kon moom lañ doon jiital ci bu ñu liggéeyee ba pare war a génnee rapport ba noppiwu ñu war ko teg ci loxoom. waaye dañ daan toog semaine ñaari semaine daal di tas boobu rapport yóbbu ko ca Banque mondiale yóbbu ko ca UNESCO yóbbu ko ci FMI. yóbbu ko ci syndicat patronat yi. waaw kon dafa mel ni bi nga génnee ci gouvernement bi maanaam primature da nga créer club de réflexion buy jox président Macky Sall ay xalaat. dëgg la loolu waaye dafa mel ni président jëfewu ko kon. gisuma ko nag ci dëgg-dëgg. loolu di am nañ ci daal tuuti métti. naxaru xol peut-être ba tey li amoon solo mooy bu fekkee ne génnee nga lu mel ni juróom-ñetti fukki recommandation. am na ñoo xam ne nguur ko moom gouvernement waaye am ñoo xam ne secteur privé moo ko moom. am ñoo xam ne institution internationale yi ñoo ko moom. waaw ñun li doon suñu solo rek li amoon solo ci ñun. mooy na am ñoo xam ne dinañ ci jëriñoo as tuut. te loolu mujjul sotti ndax jëriñoo ko waaye loolu ca dëgg-dëgg ñun daal li ñu jàppoon mooy liggéeyal Sénégal. liggéeyal Sénégal finalement liggéeyal Sénégal da nga dem ba créer parti politique sànq yaa ngi naan jógoo rek daal di créer parti politique mais finalement créer nga parti politique ci 2016. waaye nag am na loo xam ne itam ñu ngi ko doon dund. jóg nañu taxawal boobu kuréel tuddee ko club travail et vertu. waaw mu am itam loo xam ne maa ngi ko doon seet. muy naka la gouvernement bi doon doxee. waaye ma daal di gis nag ne lu bëri loo xam ne Macky Sall jàppoon na ko war ko def di ci oote bi muy nekk candidat. daf ko tegi woon teg fële indi leneen. tudd naa la ci taille du gouvernement. ministre yu bëri yi. ministre yu bëri yi xam nga tey toll nañu ci gouvernement boo xam ne 40 personnes la bu fekkee ne génnee nga ci. ministre conseiller waaye 40 ministres moom maanaam ñeent fukki ministre loolu am na ay réew yoo xam ne mët na assemblée nationale. ñaareel bi la patrie avant le parti loolu doon lu ma gëm lool. ci li Macky Sall doon oote. waaye ñu mujjee ci mënatuloo toog ci administration sénégalaise wala li ñuy wax secteur parapublic maanaam société yoo xam ne état moo leen moom. te nekkuloo membre du parti bokkuloo ca parti APR. te lii gën a metti mooy nga dénk responsabilité yu noonu day ñoo xam ne yéen a bokk parti. kooku benn la déjà ndax gisoo ci ñoom loo xam ne ni ëppale nañ ko ay yeneen i sénégalais. xëy na sax yenn saay da ngay dindi ku mënoon ku doon jëf-jëf bu rafet nga indi keneen muy yàq. waaye nag ngay xaar ñu lay defal ndam ci politique. résultat ndax dégg nga ko waaw kay. dégg nga ko du benn du yoon du ñaar mu naan ku ci amul ndam dinaa la dàq. élection ñëw mu ne ku ci amul ndam dinaa la dàq kon muy directeur administration muy directeur société yow xaaruñu ci yow nga am ndam ci liggéey bi ñu la dénk ñu ngi xaar ci yow nga am ndam ci politique.
xam nga loolu métti na. président ñetteel bi de des na. ñetteel bi yooyu aha. mu am itam loo xam ne dama ko jàppee ni presque war. ah bon. ndax mu doon engagement bu am maanaa. boo xam ne président jëloon na ko. ba adduna yëpp naw ko. ay président de la république mën naa ci tudd président Sarkozy. bi mu ne wàññi sa mandat ñaari at. kooku c'est de la grandeur. waaw ñu dem ba ci yàgg dëgg la mu bàyyi ko mënoon na ca yem waaye mu boole ko benn espèce de cinéma boo xam ne loolu daal moo gën a indi maanaam nan laa ko mën a waxee. maanaam sa sama xol bët jóg daal di ubbeeku. voilà. ma bët daal di ubbeeku. loolu ci mooy lan mëbetu créé bi nga créé sa parti politique. ci lan sama bët ubbeeku ci politiciens yi. ñoom ñëpp a yem. boo ko seetee ba seet ñu bëri ci ñoom ñoo yem. dinañu oote lu baax booba toogaguñu ñu daal di toog jëf li ñuy jëf li tax ñu doon politique mooy góorgóorlu ba fa ñu toog ñu yàgg fa. yàgg fa ci lan ndax war a nguuru. uti daraja uti alel bokk koog seen i njaboot ak seen i mbokk. ak i goro. loolu moo indi ma jàpp ne Sénégal suñu réew fileeg ñu ngi des ci taamu diggante benn politicien professionnel noonu naa leen tuddee. ak beneen politicien professionnel. xëy na alternance dina am soppi dina am waaye nag ci dëgg-dëgg soppi ci dundi sénégalais yi. du am ndax yaa ngi fal ñoo xam ne seen bopp la ñuy xalaat du ñu xalaat Sénégal. voilà ca sot boobu pour yow bokk nga ci ñi war a indi coppite ci réew mi moo tax nga créé sa parti politique doon candidat à la candidature sa parti sax investir la barki démb rek nga war leen a teewal élection présidentielle 2019. balaa ñuy ñëw ci Abdoul Mbaye. waaye li ñu jiital ñun ci suñu parti mooy Sénégal dafa soxla beneen façon de politique. justement loolu kon. ñu tuddee ko politique autrement. Abdoul Mbaye mooy soppi te gi may wax. voilà soppi ni ñuy doxalee politique. xam ne jafe-jafe yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy dund ñun sénégalais yi ci suñu réew. ñu ngi jógee ci fal ñoo xam ne bu ñuy toog faj li ñuy dund wala defar secteur yoo xam ne ñu ngi sooxe ba nërmeelu nekkul seeni priorité seen priorité ñu ngi feneen jàpp nañu ne fa ñu toog liggéey la. seen bopp lañ fa a nekkal. voilà président bu fekkee da nga am ambition bu toll nii ci réewum Sénégal nga bëgg a soppi doxalin ci wàllum politique mais nga créé parti politique kon dafa am foo bëgg a dem ci mooy àgg ci bopp réewum Sénégal loolu kon day ànd ak programme boo xam da nga koy dëxëñ ni lii laa bëgg a doxale ci réew mi d'abord suivre naa la barki démb en direct nga becc lu bari 2 heures de temps nga def ko discours naam sax ci côté communication daañuy wax ni bari na ba ëpp ñu bari defoon nañ ba mais peut-être importance su discours bi ak programme bi moo tax nga doxale ko noonu point phare programme président Abdoul Mbaye boo ñu doon limal juróomi point dama koy tàmbalee li gën a soxla askan wi mooy koom-koomu Sénégal lan la di président Abdoul Mbaye am ci programme am ngir mën a génne Sénégal fi mu nekk donte jàpp nga ne président Sall deful effort mais suñu taux de croissance yegg na ci 7,2% Sénégal émergent ñu ngi ci deuxième phase bi kon moom jàpp na ne mi ngi def mbir lan nga mën a indi di ko proposer askan wi lu gën le président Macky Sall teg. balaa programme di ñëw. am na li ko jiitu. li ko te jiitu loolu mooy moo jiitu ci sama discours. mooy. ndax xam nga programme yomb na bind yomb na xalaat xëy na. waaye jëf ko moo am maanaam. jëf li nga bind. kon li Sénégal jëkk soxla te loolu bokk ci ni ñu doxalee politique. mooy bu ñuy oote programme ñuy oote ci dëgg ba noppi ëllëg bu fekkee ne sénégalais yi sànnil nañ la sa carte. waay nga des ca li taxoon nga. maanaam mën koo jëfee. kon li ñu jiital ñun. mooy jikko yi. les valeurs jikko yi jikko teg lépp ci dëgg. jiital dëgg ci lépp soog a taxawal programme loolu nag ñun xëy na saabu du fóot sa bopp. waay waaye ñu ngi oote ci
ñi nga xam ne ñii xamoon nañu Abdoul Mbaye démb nañu seede li ñu xam ci moom ndax nitu dëgg la ndax nit la koo xam ne bu waxee day jëf wala bu waxee day war loolu di benn Sénégal soxla na ñu defaraat jikko yi Sénégal soxla na politiciens yi bu ñu waxee des ca wax ja Sénégal soxla na waxeet jóge fi génn fi loolu di benn programme nag di soog a ñëw léegi boo ma ko mayee laata programme bi da nga tudd mbirum jikko ak ay valeur mu am lu sama xel ñëw ci histoire naam booba ay jeunes la ñu gën a jeune lool mais teewut histoire mi ngi fi bu ñu tuddee quelqu'un comme Abdoul Mbaye en tant que banquier xel dem ci am na sax sa benn adversaire ci wàllum politique bu ci dut baaraam ni jot na président Abdoul Mbaye leeral loolu ba noppi muy mbirum Hissène Habré ñëwum Sénégal ak ay milliards yu ñu wax ni yaa ko dugal ci banque nii loolu jot na mu leer doon demoon nga ci assemblée nationale am lu xewoon waaye moom jàpp na ni amugul lu ko doy beneen mbir mooy beneen opérateur économique ci Sénégal turam da nga ko xam peut-être Bocar Samba Dièye dafa tudd ci ay médias yu bëri naan li ko situation bi nekk te yaa ko teg te boo dee waxum valeur am na koy xool naan waaw déet kii ñu koy tudd ci lee mu ñuy wax ay valeur kon lan lay tontu ci loolu président Abdoul Mbaye entre milliards Hissène Habré 91 bi mu ñëwee Sénégal ak Bocar Samba Dièye mu ni 7 milliards yi ko banque bi topp xaw ma lan yaa ko dugal ci goutte googu. boo gisee Hissène Habré tontu nañ ci tontuwaat ci waaye xam nga mbirum politicien rek. waay loo wax rek du doy. du doon doy ndax ñoom dañu tuumaal rek. daal da ca yem. Hissène Habré 1991. waay li ñu ci mën a jàpp mooy chef d'état africain la bu coup d'état daaneel. Sénégal maanaam président Abdou Diouf. ne ko kaay Sénégal. mu ñëw Sénégal am lu mu indaale. loolu mu indaale du CFA Sénégal CFA Tchad la mu soxla ko mu soxla ko. soxla CFA. waaw indi ko ci CFA Sénégal mu tas ko ci ay banque bi ma doon jiite am na loolu sax sañ naa ko wax tey ndax yàgg na bëgguma woon wax ay war na leer waaye mën naa wax ne mëtul 300 millions de francs CFA mëtu ko mëtul 300 millions de francs CFA la nga doon géré ci mbirum Habré yow nga xam ne li waaw dénk na ko suñu banque mooy lan mooy jël xaalis duggal ko ci comptam bu mu moom ci biir banque te loolu tàggu naa ci chef de l'État mu ne ma loolu mën na ne à l'époque président Abdou Diouf surtout jeex na tàgg ana problème président de la République boo xam ne toog na juróom-ñetti at ilif réew ñëw indi lu mëtul 300 millions waaye ñun am na loo xam ne li dund nañ ko président boo xam ne musul doon président mu ngi soog a falu déposé naka lañ koy waxatee déclaration de patrimoine ñaata ñu ko milliards seetee ba seet ñu naan ay milliards la kon anam problème kan moo tax ngay wax nañu noppi nañu kan moo tax ngay wax président Macky Sall laay wax ci boppam mën nga dem internet cette déclaration de patrimoine ba li ñu wax ne am na 8 milliards yaa ko tudd gëm loolu mën na ko am non nekkagul président musul nekk président ngay toog di déclarer patrimoine ñu ne ñaata nga am nga génnee loo xam ne ëpp na ay milliards nga bëgg a tuumaal président boo xam ne toog na moom juróom-ñetti at jiite réew ñëw dénk 300 millions 300 millions benn banquier duggal ko ci compte moom nga ne banquier ba def na lu ñaaw waaye dañu xam fi ñu yem. ma ñëw nag léegi ci Bocar Samba Dièye. justement parce que Bocar Samba Dièye Sénégalais la comme yow mi ngi li déggee sant bi déjà ñëw na sax des TV jooy fa jooy ma wane na xaru xolam ci lu bëri ci loo xam yaa ko teg te je pense que c'est la première fois jëmbul nga nar cee nar a wax Sénégalais mën a xam exactement lu xew. gis nga Bocar Samba Dièye li gënoon mooy nga dem seeti ay directeur yoo xam ne ñoo doon liggéey ak man di liggéey ak Bocar Samba Dièye ci banque bi biñ ma dénkee BEAO Sénégal waaye li ma jëkk def mooy seet ci biir sénégalais yi ci biir opérateur économique sénégalais yi kan moo mënoon a dugg ci biir capital waaye ñu taamu ci Bocar Samba Dièye bokkoon na ci wax na ko sax d'ailleurs boo waxtaanee ak moom dina la xamal ne
investissement boobu maanaam xaalis boobu mu duggal ci biir banque bi nekk ci actionnaire bokk na ci li gën a jur ci alelam bi ma fa jógee waaye dinaa dellu si bi ma fa jógee ñu dénk ma banque sénégalo-tunisienne ne ma da nga koy suqali redressé ko muy banque BST bi ñu doon wax BST ma uti jiwaat ay sénégalais bëgg ñu bokk ci capital bi Bocar Samba Dièye bokk ca boo demee ci moom laaj ko mu teg loxoom ci alquran ne la ndax loolu rëcc na ko yaakaar naa musuta def investissement bu jur lu ëpp lu ko BST indil loolu di benn bi ñu nekkee BEAO soppi tur ba mu doon CBAO jógee fa dem banque sénégalo-tunisienne na nga laajte bul yem ci li ma la wax rek na nga laajte directeur exploitation yi banque yi Bocar Samba Dièye doon na opérateur économique bi nga xam ne moom la ñu gën a dimbale Bocar Samba Dièye demoon nañu ba mu mel ni moom dimbali ci ban anam te dëggal rek ma wax la musuta jóg ba ne soxla naa lii ba teg ko ci yoon te financé yu ñu ko waaye nag dëgg la am na lu ko dab man génnoon naa banque ba am na lu ko dab metti na xam naa ko dégg naa ko waaye na fàttali ko démb te bañ a tooñ xam nga li tax ma wax loolu ndax bi ko banque bi toppee ne ko ameel nga ñu lii moom li mu wax ca banque ba mooy te loolu dama ko saytu boobu génn naa banque bi def nga ci enquête xool mu ne ca banque ba ndax ñëwoon na sax ci man ne ma banque bi de mësoon nañ ma dindi lu mat 5 milliards juróomi milliards te këyit amul ma ne ko Bocar loolu dina ma jaaxal ndax banque juróomi milliards mënul réer noonu ci biir banque banque boo xam ne dafay am comptabilité at bu nekk am audit externe maanaam ñoo xam ne dañuy jógee ci biti jàmbar xool ci biir banque bi ñëw saytu liggéey bi saytu comptabilité bi ma ne loolu mënul ne waaye na nga dem ca banque ba ñu génnee traite bi nga wax ne amut ca loola la dem ci yoon di xeex ak ñoom ne leen traite ba amul traite bi mujjee feeñ da nga li ma wax li feeñ lan la exactement traite bi mu doon wax ne amul ba débité nañ ko traite boobu mujjee feeñ ok ba yoon moo jox dëgg CBAO Abdoul Mbaye ana yoonam ci loolu ca la ñàkk lépp nag ndax fi mu wekku woon naan traite bi amul te loolu nekkutoon dëgg lii waruñu mën a débité traite bi dafa mujjee fenn daal di ko débité pourtant moom ci waxam ba tey day wax ni amul benn papier bu koy dëggal ni moo ameel banque bi xaalis da koy dëggal mais au delà de li nga wax ni est-ce que yow encadre nga Bocar Samba Dièye en tant que ku ko dugal ci banque ku ko ci tax mu nekk actionnaire ndax problème bi amee yaa ngi ko doon encadré dimbali ko ngir mu mën a xam exactement li xew digganteem ak banque bi Bocar Samba Dièye opérateur économique la boo xam ne lu bëri xam na ko lu bëri xamoon na ko ma wax la ci tuuti mës nañu juum benn bés baa ngi fàttaliku boobu ñu nga CBAO ci ni ñuy calculer ajo li banque di tuddee ajo moo jëkk ñëw ne juum ngeen ci ajo yi génne ñu ko te banque yi itam du des ci waxtaan ak client et boo defoon lii mu gën boo defoon lii mu gën te noonu lañ doon dund ak moom. est-ce que seetaanoo Bocar Samba Dièye bi mu amee problème ak banque bi yow mu dugal ci banque aussi doon ko encadré bi mu amee problème bi est-ce que seetaanoo ko mel ni ko finalement taxawaayu complice. mais sama ànd ak Bocar Samba Dièye booba maa ngi directeur général de banque mu nekk client. bu ma ca génnee beneen directeur général de banque mooy liggéey ak moom loolu sama yoon nekkatu ci muy Bocar Samba Dièye muy keneen ay société yu dul jeex la. waaye du ma génn banque bi nag di topp ku nekk di encadré. mais est-ce que ci lu leer Abdou Mbaye en tant que expérience bi mu am ci wàllum banque man nga xam ni Bocar Samba Dièye tey li ko banque bi teg mu tegoo ko ak ñàkk koo tegoo lu am lu dëggu la yow mi xamoon mbiram ci lu bëri. li am mooy
Bocar Samba Dièye bi ma koy mujjee gis daf ma ne banque bi génnee nañ ma booba yaay directeur général loolu la ma wax. mu ne ma am na lu ñu dindi ci sama compte. waay te wekkuñu ko ci dara maanaam traite boo xam ne amut mu topp banque bi ci loolu banque bi topp ko itam ci ameel nga ñu mu dem yoon traite bi mujjee feeñ ci kaw loolu le justice jàpp ne ameel nga banque bi fay ko jeex na takk leneen voilà loolu dañ doon bëgg mu leer ci bopp ñuy déglu donte solo. du ñàkk mujj leen débat yu gën a xóot jëmbul yu gën a yaatu président yaa ngi woon ci lancer sa programme ci si lañ jógee woon ñëw ci mbirum banque yeeg coow li alors laajoon naa la ni la lan mooy sa politique bi nga nar a teg Sénégal bu yàlla defoon Sénégal yi fal la tey ngir génne Sénégal fi mu nekk lu concret nga tënkal ñu ko ñu mën a xam exactement yan as ngay laal pour Sénégal mën a suqali ko ndax bu fekkee Sénégal bu ñu ko càmbaree réew yu mu tolloon dooleem 1960 dañ koo raw lu bëree bëri du ñàkk am nga xalaat ci wàllu googu sa programme bi nga am. am na loolu am solo la wax nga ne 1960 am na ñoo xam ne dañu yemoon koom waaye tey ñuy raw ñu lu bëree bëri mën nga ci tudd Tunisie mën nga ci tudd Corée du Sud waaye ñoo yemoon koom ba ci sax Malaisie raw nañ ñu réew yoo xam ne kenn mënuñu wax ni mu doon lu waral loolu boo jëlee rek Corée du Sud ñooy defar oto ay Hyundai yi ngay dégg ñooy defar porte conteneur yi gën a mag ci àdduna toll nañu ci mën a defar centrale nucléaire maanaam technologie bi gën a jafe ci àdduna ak yeneen ak yeneen ak yeneen bokk nañu ci ñaar fukki dëkk yi gën a am koom ci àdduna ñun ñu des ca ñaar fukk wala ñaar fukk ak juróomi dëkk yi gën a néew koom ci àdduna loolu nag man fi ma ko teg mooy ni ñuy doxalee politique u Sénégal ndax ñaar a mën a ne ngay doxal politique boo xam ne day jiital sa njëriñu réew sa njëriñu askan bu boobaa yàlla fekk si la dimbale la koom-koom am yow ban politique nga am ci wàllu googu mu des beneen politique boo xam ne yaa ngi koy dox jiital leneen lu dul loolu jiital sa njëriñu bopp politique boobu nag mënul indi ndam mënul indi ndam ci kaw ci koom mënul indi koom-koom loolu moo tax ma ne la ñun li ñu jiital mooy beneen façon yi politique léegi nag mu des ban programme justement wax nga itam lu am solo nga ne 7,2% bi yaa ko tudd oui croissance bi croissance boobu ak développement économique nit daf ko war a dund ndax 7,2% du looy mat du looy lekk boo waxtaan ak sénégalais yi li ngay dégg ci ñoom mooy lépp ngi gën a metti jafe-jafe yi jógewuñu fi lu koy faj pour yow li koy faj mooy li ma la wax sànq nañu génnee ay priorité jiital liggéey boo xam ne dafa war a jëm ci liy faj soxla yi gën a jàmp Sénégal di ko dund benn bi dégg nga ren ne xiif am na ci Sénégal waaye loolu daf fi war a jóge ne nga ko sànq lu ko fi jëlee 60 ans d'indépendance ñu des ci xiif ñaar ñàkk bari na bari na ci kaw gi bari na itam ci dëkku taax yi xiif nag li ko fiy dindi mooy naatal mbay waaye mbay napp càmm bañ ko def nag yu fu tappale ak taf yëngal ak seet rek at ma jeex wala mu taw tuuti rek nga ne taw ba neex na nawet ba dina neex daal di génnee looloo xam ne day mën a indi 7,2% naan gerte bi bu doon benn ci ñaari at yu wees ren doon na ñaar autosuffisance en riz moom da nga xeeb loolu amut dafa amut 7,2% Sénégal mu fa yegg depuis indépendance waaw mais dafa di loo xam ne Sénégal dund ko anamu foo ko gisee ci ban secteur dund ko man li ma gis ci loo xam ne lii Macky Sall def na ko ba ñu mën a jàpp ne xëy na ndam la mooy ndimbal aide li tubaab di wax aide humanitaire bourse yi ñoom seen waaw góor waay bourse familiale ñi mu ko joxee sax mën nañ ci am xalaat ndax kenn xamul kan moo ciy jot kenn xamul naka nga ciy jote waaye
loolu dafay wane ne itam ñàkk am na. loolu ndax day bokk sa programme yow joxe ay bourse bu yàlla defoon ñu fàll 2019 da nga koy continuer am da nga koy supprimer. dañ koy continuer ndax ñu ngi koy jox ñu koy yelloo waaye nag day daal di leer dañuy seetaat kan nañ koy jox ndax politique moo lu ñu jiital di ko joxe am seet nañu bu baax ba di ko jox ñoo xam ne dañ ko yelloo. président solo loolu boo ko continuer boo continuer loolu baal ma boo continuer bourse yi mbaa du wane ni beneen échec boo nar a échecaat ndax ñu bari ñu am xam ci wàllum comme ñu mel ni yow dañuy wax ni jàngal nit ki napp may ko. mais justement maanaam moo gën mais looloo am solo looloo am solo. gis nga bokk ci politique politicienne. bi ñuy dund. te yemuñu ko rek yemaluñu ko ci bourse familiale. waay élection bu ñëw nga génne sa junne sa ñaari junne sa ceeb booy maye et cetera. Sénégalais yi jot nañu yeewu ñu xam ne. ku nekk ci loolu. yéene mooy. juróom at yi nga ko nar a fal bu weesoo mu fekkaat la ci. loo xam ne dina mën a jënd sa bot. bourse familiale yi itam am na solo. ñu seet naka lañ ciy génnee képp koo xam ne jot na ca naka lañ ko ciy génnee ci kaw wax nga ko sànq duñ ko maye ci jën dañ koy jàngal ni muy nappee. waaw justement loolu yëpp ñu wekk ko ci naatal mbéy naatal napp. naatal càmm mooy agriculture li ñuy tuddee agriculture. manière générale en français. bon soxlawul xëy na ma dugg ci détails yi. beneen daañu ñëwaat ci beneen bi ba yoon incha allah mais am na foo laal fu am solo muy mbay mu des beneen kenu bi nga xamante ni bii mooy yor réew ba tax réew mën a dal réew am démocratie muy justice ban politique la Abdoul Mbaye am ci justice sénégalaise bi nga xamante ni bii sa xarit ba woon yaa ko wax sànq président Macky Sall sa ancien ami la mu waxoon mooy rupture lu waxoon na dam dana jox justice indépendance bu bër sëkk yow ci wàllum doxalin ci wàllum yoon loolu nar a def lu raw li président Macky Sall def. li président Macky Sall def lu ñuy dindi complètement ndax nga gisuma sax li mu def moom xanaa di wàññi lool indépendance de la justice te loolu du waxu Abdoul Mbaye waxu magistrat yi la mu am itam loo xam ne dund nañ ko ci. waaye li am solo mooy naka la ñuy tabaxee indépendance de la justice ba président bu nar a ñëwati du ñu yem rek ci waxam waaye mu doon loo xam ne du ci mën dara. président waxoon na ko le président Sall. waaw mais. waaye finalement jëfewu ko. waaw mais du loolu rek. la ko tënk mbaa mënu laa tënk yow. applicabilité mais xam nga lu tax mu nga mën ci am yaakaar ci man. ci loolu lañ ma yaree. maanaam. le juge Kéba Mbaye. waaye addunaam yépp ñu ko xeex ci indépendance de la justice indépendance de la justice. waaw. respect des droits de l'homme. sañu ma ëllëg ñu fal ma may dox leneen loolu mënut a nekk. en tout cas boo ko defee mu war a Sénégal door mere la. mu war a door ci président pouvoir. maanaam suñu constitution bu fekkee ne nangu na ne justice pouvoir la beneen pouvoir warul ñëw di ko ilif. conseil supérieur de la magistrature yoonu pouvoir exécutif nekku ca président de la république waru fa toog ministre de la justice waru fa toog dañ koy bàyyil magistrat yi. ndax nag bu fekkee ne yaa ilif diw moo war a doon fii diw moo war a nekk fii kii maa ngi ko affecté ci biir réew ndax ci biir dëkk ndax tooñ na ma wala def na loo xam ne neexuma bu boobaa di nga mën a am ci ñoom loo xam ne xëy na du doon. ci yow nar nga soppi loolu. dañ koy jox leen indépendance tout de suite. mais da nga ko mën a jëfee est-ce que. am na itam lu am solo. muy. dund nañu gis nañ ko ci cas Khalifa Sall bi gis naa ko man dund naa ko en direct. ci cas boo xam ne ci man la woon. waay. parquet procureur de la République. waruta doon procureur de l'exécutif procureur du président de la République. procureur dafa war a doon procureur de la République. kon parquet du ñu nangooti muy dépendre ministère de la justice waaye nag du ñu dindi itam. ku tooñ état ku tooñ république état mën la topp. waaye li ñu jàpp ñun ci suñu programme. mooy dañuy dooleel lool agence judiciaire de l'état.
ba bu fekkee ne bëgg na procureur de la république topp diw ndax tooñ bu ñu tooñ état bu boobaa bu des te ñoom ñu war a taxawal dossier yu am maanaa ñi koy avocat yi di defee. ça c'est clair. loolu ñu mais président Abdoul Mbaye tey bu ne woon tey mooy élection présidentielle 2019 résultat yi génn ñu gis nga ne ca kaw nga falu ci bopp réewum Sénégal naka ngay traité kaawu Khalifa Sall ak kaawu Karim Wade nga bokkal ñoom ne ci opposition bi sànq sa wax dégg naa nga ni président Sall dafi nekk bëggul opposant ku jóg mu jàpp caw-cawal mbaa dara yow lan nga am ci idée tey ci mbirum Khalifa Sall Karim Wade ginnaaw grâce président Macky Sall jox Karim. am na loo xam ne man sama opinion la. sama opinion mooy ci ñaari cas yi am na loo xam ne gis naa ko ci. te ci dëgg-dëgg ànduma ci. da nga ko corriger. mais déet ñu agsi ci loolu. corriger bi mooy poste président de la république waaye ma wax la sama li man ni ma ko gisee. d'accord ndax man naa am opinion waaye am na dogal boo xam ne dogal nañ ko ba noppi. benn bi nañu bàyyi ndax loolu itam injustice la. oui mënuloo jël yoon ne diw dina ca jaar diw moom bu ko kenn laal. donc kumba am ndey kumba amul ndey kooku moom daf fi jóge bu fekkee ne am na loo xam ne ñu ngi ko fi doon def ku fi jaar def ko nga jékki-jékki ne nañu soppi lii daal di tëjlu ki nga xam ne ki moo ca mujjee woon. bàyyi ñi ñëwoon ak ñeneen feneen loolu yoon nekku ca loolu di benn. ñaareel bi am na itam loo xam ne dégg naa ko ci lu jëm ci Karim Wade waaye ku jóg dem inscrire nga nekk ci fichier électoral bindu ji ñu duggal la ci fichier électoral ministre de l'intérieur jóg ne dama joxe ndigal ñu génnee ko. ana décision administrative ana décision justice bi war ana décision administrative motivée. amul ndax loolu yoon a nga ca waxuma loolu ñu jëm ci première instance jëm ci ñaareelu instance. ku ne incompétent. dàq nga loolu yow. non loolu moom du fi amati. mënuloo am décision administration. boo xam ne foo jëm ñu ne la ñun mënuñu ko. voilà te loolu faaw da nga ko indi ay da nga indi ay correction loolu di li nga xam ne li mooy sama position. waay la ca des nag du ma oote indépendance de la justice ba pare naan na ngeen doxal lii na ngeen def lii kooku mënul ne. waaye bépp magistrat wala bépp cour boo xam ne ndax dina am inspection quand même. bu fekkee ne doxal nga loo xam ne kenn xamul lu mu doon bu boobaa itam dinañ ko saytu ba seet. naka la ñuy. Abdou Mbaye xaritu président Macky Sall la woon. sa biir wax dégg naa ngay wax lu bëri naan ba ngay signé mbirum Petro-Tim ak ay accord ci wàllum pétrole dan la ca nax nga gis ne rakku président Macky Sall dafa impliqué wu ci affaire yi ba nga naan sax dafa mel ni mbir yi dafa am léegi kumba am ndey kumba amul ndey ku bokk ci gétt gi naan ci meewam fekkee da nga dégg bu baax olof bi may wax président léegi tey président Abdoul Mbaye nekkoon ci bopp réew mi tey nu mu nar a def ak njabootu président Macky Sall ak moom ci boppam ndax bi nga gisee ni mbir yi bari na. dafa am loo xam ne wax nga ko du benn du ñaar mooy da nga nekkoon xaritu Macky Sall. ma dindi loolu. nekkatoo xaritu président Sall. non dama ko doon jàppale. mu nekk sama président de la république mu mujjee nekk sama président de la république ma nekk son premier ministre. mu des ca président de la république ma nekk un sénégalais. voilà lambda. jàpp war a des di ko jàppale. voilà léegi sama question par rapport ak moom ak famille yam ak ci doxalin yi nga jàpp def na ko ci ay lënt-lënt. loolu na def ak ñoom ndax ñu bari ñu ngi wax président Sall de am na lu mu fi indi jàppoon na njabootu président Wade ñenn mu aaye leen génn dëkk bi teg kër yi yow loolu na def ak ñoom fekkoon tey fal nga ci bopp réewum Sénégal. li wër ba wër mooy Petro-Tim benn contrat la waaye ca biir pétrole ak gaz. am na ay yeneeni contrat yoo xam ne signé nañ ko te teguñu leen ci yoon. teguñu ko ci yoon. am na itam yeneeni contrat yu bëri yoo xam ne ñu ngi dem ci lépp lu nekk ci suufu suuf li ñu jàpp ci suñu programme. mooy assemblée nationale dina taxawal commission d'enquête. lépp lu jëm ca loola dinañ ko saytu
ànd ceeg ñu am xam-xam ñoo xam ne bokk nañu ci réew mi ñu am xam-xam ñoo xam ne jóge nañu bitim réew ndax am na solo it bu fekkee ne signé nañu ay contrat ba noppi mu am loo xam ne dañ ci war a soppi ñu mën a xam ku ne xam ne topp ñu rek di bëgg a yàqal diw bëgg a yàqal diw te pare nga pour soppi waat leer xoolaat contrat yi aussi waaye loolu itam dañ ci enquête dina am ba pare nag ñu seet lan lañ ci mën a soppi ak sanction bi ñu mën a jël ndax ñii li ñu jëf dañu xam li ñuy jëf liñ jëf ci ay ñaaw ñaaw nga bëgg a wax waaw dañ koy def ba noppi mu wóor leen ne du deñ su deñ du mën a deñ ndax da nga signé ba noppi wala boo koy dindi dana metti ci day yow metti lool ci Sénégal kon loolu yëpp di loo xam ne bés dina ñëw waaye li wóor ba wóor mais jàpp nga ni ay sanction mënta ñàkk ku ne xam li am jàpp nga ni ay sanction mënta ñàkk sanction mën na ta ñàkk c'est pas possible voilà ndax te loolu moo indi ma bind procureur de la République bi ma gisee mu xarañ lool ci mbirum Khalifa Sall naan ku laal alelu état man damay dal sa kaw ma daal di ko bind ne ko dégg naa li nga wax ci mbirum Khalifa Sall ci 1,8 milliard yi nga xam ne jël nee nañu jël na ko waaye seetal li xew ci Petro-Tim ma daal di ko génnee lépp génnee ko faux bi mu am faux bi fi mu jógee waaye faux bi faux boo xam ne du faux dama fàtte du faux dama juum dafa di faux boo xam ne moo mënoon a indi ñu jël pétrole Sénégal teg ko ci loxo société boo xam ne Aliou Sall moo ko jiite mais président loolu boo ko toog ba ca biir mbaa doo jàpp fautif far jàpp sa bopp en tant que premier ministre tamit nga signé woon loolu itam mu am loo xam ne am na solo ngeen xam ko muy xam nga gouvernement premier ministre dafay coordonné waaye décret de répartition day am mu am wàll boo xam ne premier ministre moo ko moom moo koy doxal am wàll boo xam ne ministre bu ne moo koy doxal xanaa coordonnateur amul responsabilité moom non attends waaye li ministre moom premier ministre bu nu ko jël boo ko seetee ba seet bi Thierno Alassane Sall génnee gouvernement waaye ndax premier ministre mënoon na signer contrat Total dañ ko soog a fal ministre de l'énergie mu soog a mën a signer am na solo. mu assurer intérêt responsabilité bi surtout nag responsabilité pénale loolu war nga ci xam dara mënuloo jiiñ sàcc koo xam ne sàccul ok ki jëf ngay topp te ki jëf du premier ministre bi ministre man du premier ministre dafay contresigner xam nga luy contresigner dafay valider non du valider décret présidentiel la ñuy wax maanaam président mooy dogal président dogal na nga approuvé du approuvé looy def kon noo mën a approuvé loo xam ne lii président de la république dogal na ko ba pare mais da ngay co-signé ak moom laa la bëgg a wax contresigné bien sûr waaw mais dam lay xamal luy contresigné waaye bu président ne lii laa bëgg ba pare décret bi ñu jeexal ko ci ministère diw ba ñaar ba ñett ba ñeent ñoo yore mbir mi te ci booba sax doo dégg premier ministre waaye ministre ñoo yore mbir mi premier ministre bii nga xam ne moom mooy coordonné mbir mi daal di ne gis naa ndigal bi dinaa coordonné ba lii nga bëgg mu am loolooy contre signature voilà leer na ci sa loolu leer na président Voilà. beneen mbir boo xam ba tey day soxal Sénégal mooy li nga am ci ambition pour Sénégal bari na rëy na programme bi riche na xëjul sax ci émission bi mais bala nga naan naam ne fa Abdoul Mbaye tey même bu askan wi jàppee ni programme am baax na war na am parti bu ko ngemb wala coalition bu ko téye ba mën koo présenter askan wi bu ñu defee benn bilan ndax da nga njëkk a dugg ci élection législative doon nat sa bopp en tant que ancien premier ministre
législative yi ndax def nga bilan dañu si xool exactement lan moo tax nga am résultat bi nga amoon bi passé ndax en tant que ancien premier ministre dugg ci géew bi ak sa parti sa coalition bu toll ni bi nga amoon nga am 7000 voix 7000 voix bi ma ko tasee faram fàcce ko bu fekkee sama chiffre naxuma daanaka région bu ci ne Sénégal yaa ngi fa am 500 voix bi ma ko tasee par département 45 départements yëpp département bu ne yaa ngi fa am 155 voix bi ma ko xoolee taux national bi 0,2% nga am loolu mooy li la war a tëye pour nga mën a bëtt barrière parrainage bi nga xam da nga war a am au moins 7 régions bu ci ne ci Sénégal nga am fa 2000 signatures lan moo soppi diggante bi ba nga mën a am yaakaar. benn juum nga ci li nga doon lim. ban côté laa juumee. ñun wees nañu 14000 voix benn. li ma ciy teg itam. 14000 voix. li ma ciy teg itam. mooy parti acte ba woon ak parti acte tey dañu ute. lu fi soppeeku. xanaa dund bi ak expérience bi ñun juróom benn weer la ñu toog jàpp war a dem élection législative ndax war a jàng élection yombul bokk ci élection yombul jàngat bi bari na bilan la ñu jëkk def seet naka la ñuy def bu yeneen élection ñëw loolu di benn ñuy parti bu bees it te am na solo ndax dégg naa itam nga ne yaa nekkoon premier ministre pourtant dem nga mais premier ministre bu deful politique xam nga Sénégal musul am premier ministre boo xam ne du fonctionnaire te deful politique ci man la jëkkee musuma politique ah mais gis nañ ni mos a politique tamit génn am député au moins ma jàng am 30 et quelques voix 30 et quelques mille loolu suñu évidemment loolu buñ ko amoon dinañ ci am mbégte waaye am na ay bureau yoo xam ne ñun dañu jàppoon ne Sénat par exemple ñu jàpp ne Sénat bu ñu nekkee ci biir bureau rek bu boobaa lépp dina leer waaye dimanche bi yëpp ca vote ba maa ngi wër bureau Dakar di dëpp suñu ay bulletin ndax dañu jëloon photo ba làq ko kenn du xamee couleur kenn du xamee tête de liste. xanaa amoon boobu mandat ci bureau yi. mais non amuñu woon représentant amoon nañu nag. c'est ça aussi le problème amoon nañu parti bu toll noonu war na am représentant partout au Sénégal dañuy jàng dama la ne dañuy jàng. parti bu bees buy door. dafa am loo xam ne da nga koy njort ko bu rafet. et tout ba pare nga ne ko coalition bu am maanaa. déet ñun jàpp ñu woon coalition bu am maanaa. ah bon ñun li ñu jàppoon mooy nañu yem ci toog ak ñuy xalaat ñi ñun ba noppi doon ay mouvement citoyen ñooñu la ñu àndal. donc yorewuñu woon coalition bu am doole bu am maanaa boo xam ne jiitaluñu woon daal kut war a am député ñun daal li ñu fa doon jàng mooy jàng xam di élection bi jàng 2007 li ci des nag li ci des élection présidentielle 2019 presque 2 ans moins de 3 ans xale bi doon juddu bu am leneen itam ndax dafa ram ba jàng dox bu tax mu bëgg a daw jëm présidentielle ñu ngi ram di bu baax a baax ram nañu ba jàng parce que parti boo xam ne tam yaa ngi jëm présidentielle say kàngam yu bëri commencé dem ndax bëri na ay régions yu Sénégal yu bëri ña fa nekkaloon Abdou Mbaye dem nan léegi fekk nan président Macky Sall am na sax kenn ku ma ni da nga xaw a daal loxo bi daal loxo banquier bi daal dafa mel ni daal loxo ci poos Abdoul Mbaye ci gàttal daal da nga nay nga baal ma ci kàddu gi ndax budget campagne sax joxe woo ko woon daanaka am na kenn ku ni ma budget campagne législative yëpp yaa ngi ko jox 300 000 francs mu ni loolu dafa néew trop ba tax ñu bari daal amuñu woon support ak motivation bi waroon ànd ak yow. dafa am loo xam ne dañ koy xeex ñun. lu ngeen di xeex. mooy politique xaalis. moyen de campagne de politique xaalis non attention moyen de campagne bu fekkee ne da nga jëm ci loola am na ñoo xam ne ñoo leen ëpp li ñu duggal ci campagne bi te am nañu ay député am nañu au moins benn. ñaareel bi li ma la mën a wax mooy. politique Sénégal ak li mu néew ci li ngay joxe foog nga joxe dara ku nay du politique ku nay du jiite parti. kon yaa ngi weddi que ni neyoo. waaw kenn xamaluma loolu. kenn xamaluma loolu
am na loo gars yi xam dañu ne xës ni banque yëpp ñoo ne quoi xamuñu génne xaalis mais dugal xaalis la ñuy xam est-ce que jikko banquier bi topp na loolu dama koy faral di dégg mais Sénégal dañ xaw a jaaxal. d'ailleurs sax bi nga nekk premier ministre am na opposant bu la waxoon loolu que ni waa ji loolu moo tax mbir yi doxul ndax voilà. am na lu ñu ci tontu itam. waaye dégg naa loolu waaye. xam nga banque. da nga war a wóolute. mooy tax nga jël sa alal dénk ko banque. Abdoul Mbaye bu fekkee ne yàlla may na ko banque buñ ko dénk mu màggal ko dénk ko banque boo xam ne dafa doon sooxe mu redressé ko ba biñ ko jëkk a dénk biñ ko ñaareel bi ñu ko dénk moom mu mujjee doon première banque du Sénégal mën nañu jàpp ne benn wóolu nañ ko ba di ko dénk alal boo xam ne bi dafa màggal bilan waaye itam bu fekkee ne dénk nañu la xaalis nga di ci fay intérêt di ci fay bâtiment di ci fay informatique di ci fay agent bu fekkee ne amuloo lu mën a jur koom-koom ci kaw nga génneewaat xaalis bi di ko lebal ay opérateur économique kon banque ba day daanu kon banquier voilà banquier loolu cokkaas la woon rek tooñ la tuuti li mu banquier bu baax laa wax benn war nga nangu ci moom ne wóolu nañ ko dénk nañ ko war nga nangu ci moom itam xam na ni ñuy liggéeyee xaalis ba mu jur koom boo xam ne day dundal banque bi ba pare indi bénéfice loolu moo tax nga jàpp ni ko la jox Sénégal da nga ko mën a redresser mais loolu laa jàng benn loolu laa jàng moo ne bi nga nekk premier ministre waa APR nee ñu sa ñàkk xarañ moo taxoon vision présidentielle dawul feeñ bi ngay nekk premier ministre d'ailleurs sax ñu bari nee woon nañu nan la fi jëlee indi keneen ku mën doxal vision bi ndax yow li jëndi xaalis nga xam ne xamoo doxal ay chantier ak réew. waaw mais gisee Sénégal nag nañu bàyyi di yem ci wax ci bëgg a tuumaal nit. waaw ay tuumaal nga koy jàppee am na liggéey boo xam ne liggéey nañ ko. te yemuñu rek ci liggéey ko génn. ndax Sénégal nag loolu def ci yomb itam. yow da ngay indi nit dénk ko responsabilité. doo xam fi mu jógee. ana lu mu mas a def ba ñu war ko teg fii ñu ko teg Abdoul Mbaye ku ne fi xam na fi mu jógee woon. ba tax ñu dénk ko liñ ko dénk. loolu di benn ñaareel bi it Sénégal da ngay jékki-jékki rek ñu dindi la nga dem doo wax loo fa def. mais loolu dafa neex ndax yàq nga ndax defar nga. man de li ma jëkk a def bi ma génnee primature. mooy bind téere lii tënk ci nag li nga xam ne lii def ma ca yëpp. ndax bu boobaa. yem naa ci war ko tënk. mu doon ñeenti téeméeru page. ba pare traduire lu ko ci arabe yaatal mbir mi. ku ne mën na voilà ku ne mën na dem ca foofa xam ndax Abdoul Mbaye liggéey na am liggéey yi. voilà ku ne def nga man. voilà Abdou Mbaye kon parti baa ngi màgg. ba tax moom yaakaar jëm 2019 waaye diggante Abdou Mbaye ak ñi mbokkal géew politique bi en tant que say naatangoo opposant ndax ñu bari dañu gis ni nag ay léewan parrainage bi moom coow li mën naa bañ a bari waaye ñu bari mënuñoo bëtt barrière du président Macky Sall teg ndax sa xel mi ngi ci xëy na xalaat plan B xëy na pour en cas bu Abdoul Mbaye bëttul barrière bi mu dem xëy na adhéré ci benn wala mu coalisé ak benn parti wala benn kuréelu politique ngir mën a xëy na àgg ci la bëgg a yegg. ñu ngi am yaakaar ne parrainage bi dinañ ci génn waaye ni nga ko waxee it. 14000 voix nga amoon de 200 ci ginnaaw. wër nga fi Sénégal def li président Macky Sall defoon wër Sénégal ba xool ko Macky Sall ndax amoon na député bi muy falu président. waaw voilà mais nag dafa amoon booba base politique au niveau du PDS bi mu génn ñu bari dem ànd ak moom partout au Sénégal mu amee représentant. waaw il était politicien. bien ñun sûr dañuy door. te wax naa la sànq bi ñuy door suñu interview. nee na la Abdoul Mbaye jiitalul boppam. dafa am loo xam ne te loolu moo am solo nit yi war ko nangu. dafa am loo xam ne Sénégal la ko soxla ndax man Sénégal laa jiital. Sénégal soxla lan beneen façon yi politique ñun ci loolu la ñuy oote ci loolu la ñuy xeex. soppi jikko nag soppi loo xam ne lii Sénégalais yi miin nañ ko. du doon lu yomb kon loolu nangu nañ ko. d'accord yàkkamtiwuñu. ndànk-ndànk waaye nag ñu ngi oote ñu ngi expliquer ñu ngi wax lii am na lii moo tax
sénégalais yi nag li ñu seet xoolal assemblée nationale bi ñu koy yaa ngi tudd sànq élection législative. waaye ndax yaa ngi fàttaliku li ñu doon oote ñun. bien sûr mooy jox ñu ngi gëdd doon assemblée oote nationale. ñu ngi doon oote na ngeen fàttaliku li war a doon député. député du ndawu président député ndawu askan wi. malheureusement askan wi dégguñu ko dafa mel ni. waaw waaye ñu ngi ci yoon. waaye am na loo xam ne gis nañ ko. ba am ci tepp jàngat peut-être ndànk-ndànk. ndax bu ñu ootee bi ñu Macky Sall ootee réforme constitution. mais ku ne gis na ne lu dañuy constitution maanaam charte réew. waaye député yi ne nañu voté te débat bañ a am lu day noonu. waay voilà kon Sénégal yi ñu ngi gis ñu ngi dund li nga xam ne li wax nañ ko ñun loolu mooy suñu mbëbët bi jiitu. li ci des nag munoo yor parti politique. waay élection di ñëw ngay seetaan. maa ngi doon laaj sànq sa diggante ak opposition bi tontu góomu ci woon. waaw ñàkk yaa ngi bàyyi ñun xel am nañu yaakaar ne. parrainage bi dinañ ci. da ngeen ci mën a génn dinañu mëtal. waaye mënuñu itam bañ a xalaat ne yàlla mën na indi leneen. ñu ngi ciy góorgóorlu. koo gisagoon fi mu toll nii ci opposition bi koo yaakaar a mën a coaliser. mais képp koo xam ne. jàpp na ne politique u Sénégal ni ñu koy doxalee la ñu war a soppi. maanaam politique autrement mën nañu ànd ak moom. man maa ngi ci ràññi du ma lim ñëpp nag. waaw doo lim ñëpp waaye. ñenn nat waaye. waaye ràññi ñaa ci Ousmane Sonko. waaye ku mel ni Boubacar Camara. ñooñu mën nañu ànd. ndax yaa ngi gisee ak ñoom waxtaan ak ñoom en cas. musuñu ñun opposition bi yëpp la ñuy waxtaanal. képp ku jóg. nangu ne lii Macky Sall di def. gënul ci Sénégal. balaa sax ngeen war a déggoo ci ndax mën nañu ànd wala mënuñu ànd. képp koo xam ne yaa ngi ci loola ànd nañ ceeg yow. parce que dafa am ñu bari ñuy natt politique xam politique di wax naan Sénégal li fi am ci ay parti dafa ëpp ci jaaru booy xool jaaru ci yoon. ndax tey exemple quelqu'un comme président Abdoul Mbaye li mu am ci expérience bu nekkoon ci parti politique yore responsabilité des cadres day doon kàngam gu am solo quelqu'un ak keneen ma jox exemple Ousmane Sonko bu nekkoon ci benn parti politique mën na doon responsable boo xam day doon cadre bu ko defee ngeen am parti yu dëgër mais Sénégal par benn cadre mooy créer parti moo tax parti bali ci lu ci ëpp booy xool koo ci fal sax kaw président Macky Sall doy na ci exemple bi ñu koy fal 2012 dafa woo ñu ñeneen ak ñeneen comme que yow bokk nga ci ay technocrate ngi ñu jox yenn poste yi parce que ndax boo parteem dëgg ñor na dëgg am ay cadre yu mën a doxal réew mi ndax loolu nekkul lu ngeen war a xoolaat ngeen politiciens yi Sénégal yi. gis nga démocratie moo mel noonu. démocratie aussi démocratie moo mel noonu. am na loo xam ne dund nañ ko ci Sénégal mooy les partis limités jógee nañ fa indi ubbi mbir mi. xëy na li nga xam ne li war nañ ci jóg mooy. parti bu war a bokk dafa war a doon parti boo xam ne respecté na li yoon di oote ci bépp association boo war a taxawal. loolu nit sañ ko dégg. waaye rek jóg ne nañu limité parti yi. loolu moom dootul wax. mais tamit benn instant day amee conséquence yi mooy Abdoul Mbaye loolu di benn day fël samp ndëndam fenn Sénégal du ko sax xam. loolu di benn kenn warul jàpp ne itam. même bu fekkee ne yaa ngi ak parti bu am maanaa yow kenn yaa war a toog li am solo mooy bu fekkee ne njëriñu Sénégal nga jiital ministère bu taxaw nga war a seet kan moo gën ci ministère direction bu ñëw ca administration bi kan moo gën mën a doxal ci bu jëm ci mën a doxal waaye doo aaki moo lépp c'est pas possible kon ubbeeku boobu ootee outil ji ñoo xam ne mën nañu doxal. li nga xam ne lii Sénégal soxla na ko loolu tam kenn waru ko tëj. voilà xam naa moom suñu waxtaan du xaj ci benn émission dañ lay jox rendez-vous ci beneen émission encore li fekk xëy na campagne bi di jeex jëm ci parrainage bi laata ñuy àgg tam ci campagne présidentielle yi ñu mën la waxtaanat ak yow beneen vraiment gërëm na la bu baax a baax diisoo gërëm na la bu baax a baax équipe bi macha allah ak liggéey bi looy tàggatoo ñu tëj émission bi président Abdoul Mbaye. waaw xanaa sant la gërëm la itam ci invitation bi di nuyuwaat téléspectateur émission bi di rafetlu nag lii nga xam ne yéen a ngi koy liggéey. merci beaucoup ndax war a toog ak candidat bu nekk waxtaan ak moom. ku ne ci ñoom mën a
wax li ko indi ci politique. ni muy gisee politique ni muy doxalee politique. ak itam li nga xam ne ni duggal na ko ci programme am jàpp muy priorité. loolu am solo lool. merci beaucoup te mën nañu jàpp ne wàll la itam ci doxal démocratie. merci beaucoup merci président Abdoul Mbaye incha allah kon mi ngi noonu beneen émission diisoo beneen gan ci beneen sujet waaye ni ko waxee incha allah bëgg nañ di ànd ak candidat yi nga xam ñoo samp seen dënd jëm 2019 ku ci ne ni ko président waxee ñu xam sa programme xam loo mébét pour Sénégal ngir Sénégal mën a am li ëpp ci ay information ci yow kon incha allah beneen émission beneen gan beneen sujet ñu wéy di ànd ak suñuy programme ci DTV merci beaucoup président gërëm naa la bu baax a baax merci beaucoup merci beaucoup merci